Youssou Ndour à Bruxelles. Youssou Ndour à Bruxelles le 27 juillet. Youssou Ndour au Palais du. jangeen jëfati ci ànd bi ak télévision Futurs Médias xibaaru marax yi la ca gën a fës gannaaw commerçant yi tey nag ay pharmaciens ñoo jug rek joxañ baaraam Auchan ne ñu nag dafay jaay yenn ci produits yi ñuy fekk ci pharmacie lu ca mel ni alcool boobee ñuy woowee Éosine ak li nga xamante ni ay vitamine la Auchan nag ma ngay leerlu ab charte moo ko may rek mu jaay ay complément alimentaire bu ñu ko déggee nag luy kàttanal la ci wàllug lekk. Inspecteur de la jeunesse et des sports ñoom ña ngay sàkku rek ñu daal di xaatim nag décret bi nga xamante ne nii moom moo leen di tabb ña nga yëglu ci xiifal la ñu jëm ci talaata ji ñu dëkkmal ñoom inspecteur yooyu xëy rek amaloon ab toogaayu ñaxtu BFM 2018 lu jege nag téeméeri junni ak juróom-ñeent fukk kon ci candidat wàññi nañu ko ci Sénégal wërngal këpp daanu yegg ba yenn ci diiwaan yi ngir xool nag matuwaay yi nga xamante ni moom la ñu jël ngir examen boobu les politique lu jege fukk ci candidat yëglu nu fësal ne ñoom daanu samp rek seen ndënd ci woteeg faluk njiitu réew mi di ñëw ci atum 2019 juróomi candidat yu potentiel nag wàññi nañu leen ca diwaanu Thiès ndax candidat yépp nag ñoo am ay projet yoo xamante ni yitteel na askan wi li leer ba leer mooy am na ci ñu bari ñoo xamante ne nag li leen yitteel rek mooy jàll bu boobaa nag jëf gi mooy jafe mbokki ponk yaa ngi ni yaatal gi léegi dalee nag jàmm ci xibaaru marax yi ñu tàmbali ko rek ak pharmacien yi nga xamante ne nag tey ñoo daal di rek manko jug joxañ baaraam Auchan gannaaw commerçant yu ñu doon dégg ñoom pharmacien yooyu nag nee ñu kër gi nag di Auchan dafay jaay yenn ci produit yu ñuy fekk ci pharmacie lu ci mel ni alcool boobee nga xamante ne ñoo ngi koy wooye Éosine ba ci nag ay complément maanaam ay vitamine maanaam loo xamante ne dafay kàttanal ci wàllug lekk ñoom waa Auchan nag ñu ngay yëglu ñoom it nee ñu charte bu leer moo leen may ñu jaay ay complément alimentaire bu ñu ko déggee nag luy kàttanal la ci wàllu lekk Fatou Bintou Konté ci Auchan bi yoon nag ñi nga xam ne ñoom ñooy pharmacien yi ñoom ñoo jug nag di ñaawlu li nga xam ne mooy yenn garab yi di seeni magasin yi di jaay bokk na ci li nga xam ne moom mooy alcool bi ñuy wax Éosine ak tamit yenn vitamine yi nga xam ne seen tour Juvamine nga tudd ñoom pharmacien yooyu dañoo jàpp ni waa Auchan dañuy violer li nga xam ne moom mooy monopole pharmacie yi te nag li ñuy def nag teguñu ko fenn flagrant délit exercice illégal de pharmacie lañ ko mën a tuddee waa Auchan nag di ñaawlu loolu nga xam ne pharmacien yi ñoom la ñu wax ñoom ñuy seetal seen der ki nga xam ne moom moo di chargé de communication ne ñoom duñu ab pharmacie wante nag loi bi may na leen ñu jaay garab yi nga xam ne ay compléments alimentaires lañu. Auchan jaayul garab ñun duñu ay pharmacien ay distributeur lañ léegi nag ñoom produit yooyu noonu ñu wax ne ay garab lañ règlement CEDEAO ñun am nañ ay textes yuy wane ne carrément que loolu du ay garab et que distributeurs yi am nañ droit jaay ko ñun dañu respecter loi sénégalaise bi luñ ñu tere ñu bàyyi lu yoon en tout cas lu ñu yoon may loolu la ñuy def. Donc loolu noonu ñu naan complément alimentaire yi alcool boobu noonu ñuy wax yooyu yëpp ñuy jaay loi bi daf ñu ko permettre. li ci am ba am daal moo di ouvrier bi moom gis na ci boppam ndax jàpp na ni gisu ci benn inconvénient Auchan di jaay complément alimentaire yooyu. loolu dara nekk ci ndax ñun souvent des fois dañuy xëy mais sunu yaram day mel lu xaw a dañuy ñëw jënd vitamine C simplement sunu yaram déclenché wu ñu mën a activité liggéey mais loolu gis naa ne dara nekku ci daal. man daal gis naa ne loolu gisuma ci benn inconvénient boo xam te war na mën a yàq ndax waa du ay médicaments yoo xam te day yàq non du ay médicaments yu yàq. waaw tout le temps da nga ko fiy jënd ndax souvent xam nga rek ouvrier yi ñun dañuy tooy des fois ñu xaw a duñ ci xam dara comprendre nga léeg-léeg sunu yaram ñu xëy si duñu mën a duñu sawar comprendre nga mais souvent dañuy dugg Auchan bi jël loo xamante ni daf ñuy may rigueur boo xam ne xam nga man daal loolu gisuma ci benn loo xam te day yàq. ndax gisuma fa ay piqûre gisuma fa ay seringue gisuma fa ainsi de suite non man su ma amoon ordonnance damay dem à la pharmacie mais actuellement ay vitamine C rek fi nekk kooku daal gisuma pharmacien yi amuñu dara luñ kaas man gisuma ci lenn loo xam te ne day yàq. bu fekkee ni du commerçant yi ñi nga xam ne ñoom ñoo pharmacien yi tey ñoom ñoo jóg filiale Auchan bi nag bi mu sampo fii ci Sénégal ba tey ñu ci bëri ngi am ay njàqare ci seeni produits.
ñu koy jaajëfal bu baax Fatou Bintou Konté inspecteur de la jeunesse ak sport yi génne INSEPS ñoom nag ña nga yëglu la ñuy sàkku rek ci kilifa yi mooy ñu xaatim nag décret boobu nga xamante ni moom moo leen di tabb ñu ne nag boo moyul daanu jëm rek ci xiifal jàpp nañu ko talaate ji ñu dëgmal inspecteur yooyu xëy doon amal toogaayu ñaxtu ñu teewlu ci ki ñu naan Ibrahima Diba moo wax ci seen tour ci micro Swadou Ndiaye. li waraloon tey suñu manifestation bi moom mooy dafa am injustice bi nga xamante ni moom la ñuy dund te boobaak léegi toll na ci at ndaxte dañoo defoon concours depuis 2015 2017 bi ñu paree concours def 2 ans de formation bi ñu paree suñu formation ba jël suñu ay diplôme ak léegi ñi ngi toog defuñu dara liggéeyuñu ba léegi may wax ak yow président de la république signé gul suñu décret te ñuy ay borom kër di ay magum jëm ay responsable yi nga xamante ni yaakaaruñ ci kenn ku dul suñu ñax rek lañ yaakaar te bëgguñ dara lu dul liggéey loolu moom moo tax bii moom mooy suñu 3e plan d'action jël nañ suñu ay responsabilité te fas yéene nañu def grève de la faim ñi ngi ko jàpp le mardi 31 juillet 2018 à l'INSEPS fas yéene nañu def grève de la faim te dara duñ ci jële kenn duñ ci génne ba keroog ñuy xam ni président bi signé na suñu décret pour ñu mën a jël service pour ñu mën a commencer liggéey. ñu wax ci BFM bi nga xamante ni moo tàmbali tey jii gannaaw baccalauréat bi ci Sénégal ñu dem ba fële nag ca centre El Hadj Mamadou Ndiaye nekk ca Wakam ñetti téeméer ak juróom fukk ci candidat ñoo nekk ca boobee centre ñu séddale leen nag ci rek kon ñaari jury nee ñu nag fukk ak ñeent candidat daal ñoo teewul tey jile épreuve français nag la ñu tàmbalee nee ñu abordable bu ñu ko déggee rek mooy yëfi daal taxu koo saf lool président jury yi nag nee ñu matuwaay yëpp jël nañ ko fa fee Cheikh Diop. bés bu njëkk ci examen bi di brevet de fin d'études moyennes ñi nga xam ne ñoom ñoo di candidats yi daal di door li nga xam ne moom moo di épreuve bu français bi ci dissertation la ñu ko njëkkee ci bile saal nag ab tekkaaral bu métti la ñu fi nemmeeku ñi nga xam ne ñoom ñoo di élèves yi daal di sëgg ci li nga xam ne moom moo di seeni ay feuilles ginnaaw ñaari waxtu nga xam ne ñu ngi doon amal boobule épreuve candidats yi commencé génn ginnaaw loolee nag ñu joxe seen appréciation. yomb na de yomb na pour le moment dissertation bi dëgg yàlla yomb na yeneen yi la ñuy xaar ñu ñëw ñu xool na dinañ ci mën a góorgóorlu yaay naan mais dissertation bi moom yomb na sujet 1 bi ak sujet 2 bi yëpp. sujet bi moom ni ma ko gisee moom méttiwul daal méttiwul moom dëgg yàlla yomb na trop pour man ndax dissertation moom technique boo ko maîtriser rek yaakaar naa li si des moom mooy loolu. Sujet 1 par rapport au métier la ñu jox et sujet 2 par rapport à tante na une si longue lettre à tante na bu comme choix bi nga xamante ne aînés yi ñu ngi koy joxe ñu ngi jox seen doom yi par exemple ay épouses ñoom ñooy tànn comme choix des épouses yoo leen ñu jox moom ci 2e sujet bi lépp candidate di xamle ne am na xel mu dal ci épreuve yi des. am naa yaakaar dëgg fa yàlla parce que def naa lépp lu ma war j'ai appris mes leçons et tout ça et j'espère que je serai admis. centre El Hadj Mamadou Ndiaye bu Wakam daal di am ñaari jury ñi nga xam ne ñoom ñoo jiite yooyu la jury nag di xam le ne bépp matuwaay boo xamante nii rek war na mën a tax yi la examen daal di jaar yoon daal nañ ko ciy jël. examen bi ñu ngi koy def normalement am nañ juróom-ñaari absent mais sinon ñi si des ñu ngi fi ñu ngi composé. am nañ téeméer ak juróom fukk ak ñeent candidats 154. pour le moment daal mën nañu wax ni lépp yemb na. parce que rencontré guñu fi benn problème affaire yi mi ngi dem normalement macha allah ça se passe bien. candidats yi téeméer ak juróom fukk ak benn 151 candidats waaw 151 candidats ñoo fi nekk waaw. absents yi quand on a fait la ronde ce matin nous avons constaté qu'il y a eu 7 cas d'absence. et puis ñëpp teel nañu ñëw vraiment ça va très bien. lépp lu soxal wàllu surveillance. waaw surveillance bi ñoom ñoo fi njëkk a ñëw pratiquement. anglais ak itam science de la vie et de la terre maanaam SVT moom la ñuy amal ci après-midi bi je reprends anglais ak itam science de la vie et de la terre moom la ñuy amal ci ngoon gi résultat yu njëkk dinañ ko fësal ni ki gaawo mbaa ayu bés bi ñu dëgmal. ñu koy jaajëfal Cheikh Diop génn Dakar tuuti yegg ba diwaanu Thiès foofu it ngir xool BFM ba nu mu fa tëddee ki nga xamante ni moom mooy inspecteur académie ba di Pape Baba Diassé ànd na ci ak préfet ba nemmeeku rek mboolem centre d'examen ya fa nekk ñu teewlu ko gannaaw bi ci micro Cheikh Anta Diop. sous-préfet ànd ak les partenaires sociaux parents d'élèves yi organisation syndicale ànd ak IEF Thiès ville IEF Thiès département ànd ak gendarmerie. ànd ak la presse
ñëw ci centre yi nga xam ne ñoo nekk ci commune bi ak Thiès département xool saytu naka la examen bi ñuy wax BFM commencé fii ci académie bu Thiès. ci centre yëpp bi ñu demee fekk nañ fa chef de centre yi fekk nañ fa président de jury yi fekk nañ fa aussi surveillant yi élèves yi ñëw nañ donte am na absence sax waaye bariwul lool. jafe-jafe amul wax dëgg yàlla mën nañu wax ne fi mu nekk nii examen bi mu ngi dox ni mu waree fii ci académie bu Thiès ci côté sécurisation bi aussi fépp fi ñu dem fekk nañ fa police wala gendarmerie wax dëgg yàlla ci côté boobu ñu ciy sant yàlla di am yaakaar torop ci ne BFM bi ni ñu ko tàmbalee nii am naa yaakaar bu ñu ko continuer ci jàmm rek lay jeex te ñu ñaan yàlla rek xale yi ko sembu ñu génn ci ak ndam. bi ñu woowee IF Tivaouane Mbour 1 ak Mbour 2 foofa tamit wax nañ ñu ne wax dëgg yàlla def nañ seen tournée waaye BFM bi mi ngi dox ni mu war a doxee fii ci académie bu Thiès ren am nañ fanweeri junni candidat ak benn ak ñeenti téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-benn boo ko xoolee nga xool ko daaw li ñu amoon da ngay gis ne am na yokkute. gannaaw BFM bi ñu dellu wax rek ci baccalauréat bi tey ji nag dem nañu rek seeti yenn ci centre ngir xoolit résultat yi nu mu fa tëddee yi ñu jot a gis nag dala gum na xel fu ca mel ni rek lycée Thierno Seydou Nourou Tall ak lycée Maurice Delafosse foofe nag nee ñu résultat yi ñu jot a am daal daanaka mën naa dal xel waaye fële ca centre Blaise Diagne nee ñu nag yëfi daal ni ñu ko doon séentoo taxu koo mel noonu li ko waral ñu ne ren dafa bari lool ay candidature libre foofu ay candidat libre Souadou Ndiaye. résultat examen bac bi génn na fii si jury 894 bu Blaise Diagne si ñetti téeméer candidat daanaka 75 ñoo ci am mu di ay résultats yu taxu ko demee noonu. waaw bu ñu ko comparé ak at yu weesu taux bi moo gënoon baax si ñetti téeméer yooyu ñaar fukk ak ñett ñoo jàll d'office juróom fukk ak ñaar ñoo jàll deuxième tour donc loolu moo ñu jox pourcentage bi nga xam ne ñaar fukk ak juróom la si téeméer boo jël. donc moo tax ma ne résultats yi dans l'ensemble baaxul noonu yëpp. fii ci lycée Maurice Delafosse nag résultats yi xaw na tane ñu jot a am bac xaaj nañ. en tout cas jury bi ma nekk ak jury bi ma nekkoon daaw ren moo tane xaw ma nag ci yeneen centre yi résultats yi nu mu fa demee mais par rapport ak man sama évolution du ma gis constat ren moo tane bien que année bi déroulé wul na mu war a déroulé mais résultats yi xale yi góorgóorlu nañ par rapport ak daaw. beneen lycée yi tamit mu di lycée Seydou Nourou Tall fee nag président jury bi dañuy xamal ne résultats yi am na changement par rapport ak année weesu. jury l'arabe mooy langue et littérature arabe amoon nañ fi 323 candidats 48 admis d'office deuxième tour ñu am 90. ñu bari ñu ngi wax ni vraiment c'est abordable baax na quoi baax na par rapport ak effectif bi par rapport ak les autres résultats. bu ñu méngalee Dakar ak yeneen gox yi ci wàllum résultat bac yi mën nañu jàpp ne taux de réussite bi xaw na tane te jàpp nañ dina gën a yokk bu ñu demee ci deuxième tour bi. ñu àddu ci procès en appel bu Khalifa Sall bi nga xamante ni ñi ngi ko doon wéyal tey jile ëllëg nag daal njortu nañu ne kon li nga xamante ne ni moom mooy délibéré bi daanu ko amal ci boobile procès avocat yi nga xamante ne nag ñoom ñooy layal Khalifa Sall ña ngay sàkku rek ñu daal di kon neenal bépp procédure jëm rek kon ci topp googe waaye tey nag le procureur xamle rek mooy enquête yi nga xamante ne nag njëkk nañu koo def te avocat yi doon sàkku itam foofu ñu indi ci ak neenal am na ci nag yenn yu ñu cay neenal waaye du doon yëpp ndax xam ngeen ni enquête préliminaire bi maanaam enquête yi ñu njëkk a def dafa am ab jalgati bu ñu ca nemmeeku lu ci mel ne règlement numéro 5 bu UEMOA ñu ne nag topp ñu ko ndax képp koo xamante ne nii dañu laa jàpp ci waxtu yu njëkk yi rek war ngaa am avocat bu la taxaw te loolu nag dañoo gis ni daal ñàkkoon na ca ñu àddu ci leneen lu ci mel ni réseaux sociaux yi ak li nga xamante ni moom la ñu nemmeeku jamono ji ak mbootaay waaye jëfandiku yi ndax bu njëkkoon lépp loo xamante ne nii askan wi daf leen a yitteel muy lu ñuy mettitlu wala lépp rek dañuy gis ni mbootaay waaye jëfandiku yi ñoom ñoo koy waxtaanee waaye léegi si dañoo gis daal ni lii di réseaux sociaux yi maanaam internet daanaka ci la ñuy jàllale lépp loolu nag tax na daal ba ñu samp plaaj ndax mbootaay yooyu dañoo defatul seenub liggéey wala bokk nit ñi dañoo wutali feneen ñoom mbootaay la ñu xamle rek mooy internet mënta ñàkk dafa di loo xamante ne rek ab mottalikunte la dañ ci ànd ak Ibou Diouf. jafe-jafe yi ñu nemeeku fii ci Sénégal
bëri na ci ñoom ñu jóg rek ngir naan lii na fi jóge. biir taf-taf lañ koy defee da ngay jël sa téléphone wala sa ordinateur tu passes l'information taf-taf da ngay gis nit ñi dañ koy xool directement moo gën a yomb pour faire passer une information. moo tax yenn saa da ngay gis ne ndaw ñi soxlaatuñu ñu waxal leen pour ñoom am nañu connexion am nañu seen portable am nañu seen ordinateur nañu waxal seen bopp fan la ñu mën a waxalee seen bopp mooy ci internet bi. ay ndaw yu farlu lool ñu leen di woowee yenn saa ay youtubeur wala sax ay cyberactiviste jamono jiin sax am ñu samp ab laaj ndax ñooñee ñu dem ba jële fi association consommateurs yi. mais bu fekkente ne ñoom tamit ñenn ñi seen bopp rek lañ fi nekkal wala ñenn ñi duñu lijjanti taf problème mu population bi dañ koy jaaree ci moyen bi réseau bi nga xamante ne moo gën a yomb pour atteindre les objectifs que nous avons. yaakaar naa ne ñi yëngu ci consommateurs yi maanaam association des consommateurs yi war nañu xoolaat seen doxalin bu ñu ko deful c'est sûr et certain que dinañ leen bàyyi fii te commencé nañ sax di leen bàyyi fii. on est amul menace. dans la mesure où kii défenseur consommateur na wax te ak xoolaay tala tax na défendre aussi consommateur parce que ñoom ñaar ñëpp ku ci def te yàlla tax nga def yéen a bokk jëmukaay. fësal bu baax a baax lépp lu leen metti loolee ñu gis ne dafa dem sax ba weesu Sénégal. pour wax la ne kilifa yi ci seen wàllu bopp dirigeant yi muy fii muy feneen. war nañu mën a bàyyi seen xel bu baax a baax ndaw ñi doole bi ñu am surtout ci internet mënoo ko négliger. complémentarité la boo xam ne ci beneen espace lañ koy defee rek ñaari espace yi ñoo nekkul benn. li leen gën a ñor mooy ana nan la ñu mën a def rek ngir fexe ba consommateurs yi gis seen bopp xeex boobee nag ñu sumb ko ci toile bi maanaam internet ak réseaux sociaux yi li leen gën a ñor jamono ji mooy fexe ba consommateurs yi fekk baax fii ci réew mi mën a gis seen bopp ci ni réew bi di doxee. ñu koy jaajëfal bu Diouf lu soxal Karim Wade ak mbindoom ci liste électorale yi tribunal d'instance bu Ndakaaru raxas na ci loxoom mënu ci dara nee na ba tax na nag direction générale des élections di sàkku rek kon ci Karim Wade mu delluwaat ca Koweït googe nga xamante ni ci la bindoo woon ndax foofu la ñu jàpp ni mën na faa dem daal ngir la mu bëgg mu am ko waaye ay avocat nag ñu ngay wéy di wax kii di Karim Wade li ñu koy lànkal mënta nekk ab électeur la Pape Fara Gningue. Karim Wade ak avocat am nee nañ dégg nañ li nga xam ne tribunal d'instance de Dakar daan na koy wax ne munta àddu ci mbirum inscription ci wàllu liste électorale yi. tribunal nag soo àttee su fekkente ànd na àttee bi am na feneen foo xam ne mën nañ ko foo layoo. ci wàllu yoon amul benn gàllankoor boo xam ne war na mën a xañ kii di Karim Wade mu mën a bokk ci ñi nga xam ne dañuy tànn ak ñi nga xam ne dañ leen di tànn. loolu du man maa ko wax waaye yoonu Sénégal moo ko wax. waaye ñi nga xam ne ñoo yore wàllu mbind mi danañ candidat bi nga xam ne moom moo nekk bu parti démocratique sénégalais moom fële la war a dem ca diwaanu Koweït déposé fa lii di recours am te li nu mel moom la ñu waxoon sax ci ñaari fan ci weeru sulet ba ñuy amal ab conférence de presse. mais fële ca bitim réew yoon moo ni chef de représentation diplomatique ak consulaire mooy def liggéeyu tribunal mu dellu foofu ne. lii lañu jalgati ci sama yoon xëy na ak lii laa ñëw pour ñu jubbanti ko lu ci yoon wax ak la ci kooko wax ñun ñu jëfee ko. Karim Wade ak i avocat am mel ni jëluñu yoon boobu nga xam ne administration moom la wax waaye dañoo jël mbir ma yóbbu ko ci cour suprême. su fekkante foqati nañ loo xam ne jotoon na ko am ndaxte kenn umpalewul ni soo lay monsieur Karim Wade bindu woon na ñoo dindi bindoom nag amuñu ci sañ-sañ yoon jagleelu ko waaye xëy na am nañu doole. mbir moo gis dafa am noo ko war a toppee dafa am fi nga xam ni fa nga war a jaar donc dafa nekk mbir moo xam ne rek day tàmbali. Karim Wade boo moytuwul cour suprême di ko jox li nga xam ne moo nekk bëgg-bëggam suñu sukkandikoo kenn ku nekk ci direction générale bu élection yi moom source boobu sax xamal ne bu baax kii di Karim Wade waa Koweït dong fa la mënoon a def recours ñu daal di koy nangu ndax bu ñu sukkandikoo ci article 11 bi daal di jëm ci révision exceptionnelle bu liste électorale yi. waxoon nañ ko ci ndorteel li lu soxal wateeg faluk njiitu réew mi ci atum 2019 fii ci Sénégal nag lu jege daanaka fukki ci candidat yëglu nañu ba noppi ne ñoom nag daanu samp seen dënd fële ca Thiès rek wàññi nañu fa juróom benn candidat juróomi nag nee ñu ay candidat potentiel lañu mu mel ni foofee kujje gi ak nguur gi xëccoo bu metti dana fa am Cheikh Anta Diop.
di waajal élection présidentielle ci atum 2019 bii di ñëw ñu gis ne fii ci diwaanu Thiès gën gaa néew de toll nañ ci juróom ba juróom-benni candidat yoo xamante ni am na ñoo xamante ne fësal nañ ne dinañ nekk candidat lu jëm ci wàllu jongante yooyu ñenn ñi am nañu mbébét fii ci Thiès. Thiès toujours dafa nekk au cœur du combat politique mais ren nag dafa am un cas particulier bu ci bokk dafa am doomi Thiès yu bari yoo xam ne nii mën na am. néew ma dañuy bokk mais aman na am ñu bokk ci jongante bi en tout cas li ñuy wax présidentiable loolu moom lañu te boo defee Thiès Ouest boo ko xoolee am na juróom ñoo xam ni décliné nañ seen ambition présidentielle muy bii muy baneen dinañ mas a bokk ci jongante bi. mën nañ cee lim Hadjibou Soumaré moom déclaré na Idrissa Seck ku ne xam na ni dina ci bokk ca Thierno Alassane Sall déclaré gul mais ku ne xam na ni présidentiable la. Ngouda Fall décliné na ay ambition ñu boole ci aussi Thierno Bocoum bu ñu fàtte ni commune Thiès Ouest foofu la cosaanoo muy juróom boo jëlee nag Thiès globalement juróom benn la ñuy doon parce que le juge Dème aussi décliné ay ambition kooku tamit yàgg présidentiable lay doon. Thiès moom enjeu politique la c'est une ville politique depuis l'indépendance du Sénégal tey la wàllu gën a aay la gën a fës ndaxte juróomi candidat ñi ngi fi am na ay ancien premier ministre ak ñeneen ñu fi nekk candidat te dëkk fi ancien ministre ñoo xam ne waa Thiès lañu. dëkk Daga Senghor ba jamonoy Macky Sall jaar ci président Abdou Diouf ak Wade dëkk bii di capitale du rail nekk na dëkk boo xamante ni ñu yàgg yëngu ci wàllu politique lañu daanaka jongante yu ñëw yu nekk dañ ciy fës lool. Thiès dafa mas a yàgg am taxawaay ci compétition électorale yi am fii ci Thiès bu ñu fàttalikoo tuuti en 1988 événement yi fi amoon du temps du règne du parti socialiste. booba pouvoir bi presque demoon na dans la rue mën nañ ni sax alternance bi ci foofu la commencé fii ci place de France fi nga xam ne ni libéraux yi dañoo défier woon les socialistes mettre leen en minorité. En 2000 Thiès était dans le train du pouvoir mais dañu dem ba ci kanam diggante ñaari hommes puissants yi fi nekkoon muy Idrissa Seck muy Ablaye Wade ay jafe-jafe am ci seen diggante bi jafe-jafe yi amee Thiès delluwaat di affronter encore le pouvoir. En 2012 même cas de figure ñëwaatoon na parce que Idrissa Seck dafa bokkoon ci Benno ñi bokk fondé Benno Bokk Yaakaar mais bi Macky Sall dawalee tuuti les mêmes problèmes ont survenu ba nga xam ni Thiès dafa jëlaat une posture d'opposition au pouvoir central yooyu yëpp dafay wane ni Thiès toujours dafa nekk au cœur du combat politique. ginnaaw ay juróom-benn jàpp ñu juróom-ñaari weer a des ci tànneefu njiitu réew mi état major politique yi daanaka ñoom ñëpp a ngi koy waajal mbedd bu nekk samp nañu fa ay permanence di opposition wala ñu nekk ci nguur gi askan wi de ñu ngi fiy baagante réunion yi takkarnaase ak sax ay meeting waxtaan wi benn la fii ci diwaanu Thiès lépp jëm ci wàllu politique ak waajal élection présidentielle yi di ñëw. waajal élection yi Cheikh Anta Diop candidat yi ñuy faral di gis nag nee ñu du ñëpp rek ñoo yor ay programme yoo xamante ni yu yitteel askan wi la ndax jàpp nañ ni politique tey ji daal ku mu neex mën nga caa dugg ndax démocratie bi yaatu na waaye li am solo rek mooy indi ay programme yoo xamante ni dafay yitteel askan wi ñu ne nag wax ba jàll moom yomb na waaye jëf moo jafe di samay kàddu ay analyste politique ñooy wax Habib Faye. bëri nañ ñoom ñi bëgg a jiite réew mi ñoom homme politique yi nga xam ne seen idée bëri na lool waaye la koy gàllankoor rek moo ne ana yenn pexe la ñuy teg ngir projet yooyu mën a antu waaye tamit askan wi ci seen boppam it war a xam ana nan rek lañ fas yéene réussir lii di seeni programme. am na ñoo xam ne seen diggante ak askan wi mooy naa leen nax rek ba jàll am na ñoo xam ne ñoom loolu la naa wax rek ba jàll. am na ñu naan sax programme politique ku ko gëm rek wala promesse électorale ku ko gëm mooy yooyu yaay dof bi. ñi bëgg a jiite dëkk bi li ñu leen di juger mooy ci seen xel question yi nga xam ne moom la dëkk bi jàkkoontool ñoom luñ ci xalaat xam nga boo xoolee affaire Casamance depuis 1981 la mooy crise bi gën a garaaw Sénégal mais mosoo dégg homme politique bu ni man de bu ma faloo Casamance lii laay def pour jàmm ñëwaat fa. analyste politique yi ñoom xalaat ne réewum Sénégal weesu na fa nga xam ne mbiccoog mbaaloo gi dafay tar ci loolu ay débat yu jëriñ askan wi yooyee lañ war a mën a teg ngir xeetali ni ñuy jiite. débat bi gën a am solo ci république mooy affaire débat sur la fiscalité mais Sénégal lu mu nekk Sénégal ba léegi mosoo gis un candidat soit un président wax ni en matière fiscale man lii laa xalaat ni laa bëgg a yore réew mi débat yi fi dégg rek mooy affaire querelle personnelle.
mën ngaa wax lu bari nga dem ba toog ci nguur gi ba toog ci jal gi yow nga gis ne la nga doon wax ak réalité bi ute na kon loolu mooy sa gëstu doyu lool waaye la nga proposé nit ñi amana attanuloo ko wala mënuloo ko wala amuloo ñu la ci jàppale. dañu war a dépasser li nga xam ne homme politique dañ koy juger naan guerrier la da doon dem manifester ñu sànni ko la Sénégal dafa war a dépasser loolu tey jii boo war a jiite dëkk bi da nga war a am économie ni Sénégal nu mu koy def ba mu développé ñu jugé la ci loolu ñu ni kii kat vraiment su effort économie xam na ci lu bari kii kat vraiment problème mu école bi li mu ci wax ak xalaat bu rafet bi mu ci am kii kat buñ ko falee peut-être problème mu grève yi ci am école yi na jeex. teewul itam ay projet yoo xam ne ñeel na wàllum société bi loolee la ñu war a teg ci table gi. li ci gën a am solo du wax leen fa mu leen jëme de il faut nga wax leen aussi nooy def bañ egg foofu c'est-à-dire que ñi fi ñu toll nii ci démocratie foofu noonu la ñu war a juger nit ñi c'est-à-dire démocratie bi ñu amoon dans les années 90 ak 88 nga xam ni ay émeutes ak yooyu loolu la ñu war a dépasser. te bu ñu jàpp ne ku am programme rek am nga lépp te bu ñu jàpp ne ku am programme rek maanaam pare nga pour dem élection nit ñi am na leneen lu leen di gën di yëkkati mooy askan wi pour mu gëm ne nit candidature am crédible na maanaam kuñ mun a déglu. homme politique yi anam bañ leen war a juger bokk na ci xeltu ana nan rek lañ war a mën a def ngir génne askan wi ci jafe-jafe yi ñuy dund waaye itam xoolaat ana ci yan pexe lañ war a lal. yenn pexe la ñu war a lal ñu koy jaajëfal bu baax Habib Faye mbokk yi sant nañu leen gërëm leen yéen ñi farewoon ci machine bi ñu jàpp ci xibaar yi bi mu sotti ci kanam tuuti 20h Sara Cissé ak xibaar yi ci nasaraan jaa ngeen jëf.